Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. waaw man lay fay junior borom Setsima di fay équipe technique bi nga àndal yëpp di nuyu sénégalais yëpp di nuyu suma waa koñ xam nga di nuyu toute la banlieue dakaroise. tey dañuy ñëw ci benn affaire ku ne xam na ne porteur de voix nga yaa ngi wax nit ñi di def yaa ngi wax di sensibiliser nit ñi surtout jeunes yeeg yooyu tey ñu gis benn fait boo xamante ni am na mooy hôpital bi nga xamante ni lakk na ba mu am 11 bébé yoo xamante ni génn nañ seen at ndax loolu war na. non loolu moom warul et puis ñun ñëpp dañ koy métitlu quoi dañ koy métitlu bon Sénégal moom tey boo xoolee gars yi fii kenn seen xol neexul quoi mais yooyu yëpp mooy li ma daan wax rek c'est dû à des choses yoo xam ne dañ koy jël di ko négliger sunu ERP yi c'est-à-dire nos établissements recevant du public Sénégal dafa màgget Sénégal fépp fu nit ñi di daje bu dul yi nga xam ni ñaari nguur yi fi jàll ñoo ko fi def lépp a màgget muy cinéma yi stade yi fi nit ñi di daje marché yi lépp a màgget lépp rawatina nag hôpitaux yi bu ñu demee ba bu mu am ay services yoo xam ne fa la ñuy dugal xale yi comme crèche xam nga yu ay xale yoo xam dañu judd matuñu wala ay xale yoo xam dañu judd am yenn laago yi foofu surveillance totale moo foo am mais tey boo dégloo interview boo dégloo responsable yi dañ la naan ay dañu génnoon tëj bunt bi nga déglu yaayu bébé yi ñu ne la ñun sunu doom démb ci 4 heures la gëj a nàmp te yow ñëpp xam nañ ne incendie dafa metti bu dul dara sax saxaar rek day rey rawatina mu dem ba tàkk jëppeet ba lakk wala ba ñoral la nga xam ne metti na quoi ba pare Sénégal mënuñu ne suñu secteur sanitaire bi chaque 1 mois nga dégg benn jéye bu bees récemment t'as vu le truc de Louga nga jékki-jékki am na bu fi amoon Daara Jolof am na bu fi amoon Fatick mais tout le temps loolu nag c'est dû à quoi c'est dû à établissement yi màgget na personnel de santé bi non qualifié des recrutements yoo xam ni c'est purement partisan politique da ngay gis benn secteur benn poste technique boo xam dañ fa war a teg benn gars boo xam ne c'est un gars assermenté de la santé mais benn waa ji bokk ci parti bi wala ci mouvement citoyen bi ma nekkoon ak yooyu noonu lañ jël teg ko fa quoi mu war a res vie wu gars yi booy di dee comme ay weñ xam nga boo laajee déglu nga ministre de la santé bi depuis Suisse lan la wax ay on m'a dit que ni bon xam nga y avait 3 bébés xaw ma ñoo si dee xaw ma yooyu la wax au départ nga jékki-jékki dégg ñu ne la 11. c'est trop 11 boy 11 bébés 11 familles 11 papa 11 maman ñu perte nii quoi ah ci ay affaires yoo xam ni dans des conditions yoo xam ni c'est très négligé xam nga ak yeneen yu fi xew yow booy accoucher boo xeful Sénégal booy accoucher rek boo deful nag da ngay dee parce que niñ lay rawale niñ lay walloo nga am doom di xaar mu nekk crèche nga ci am espoir pour mu génn ci crèche bi la ko incendie rayé Sénégal ngay am parent mu dugg bloc opératoire di def benn chirurgie ñu koy opérer nga nekk ci stress nga jékki-jékki da ngay génn sax ñu ne dafa am quelques anomalies problème nga yeewu suba teel ñu ne la dee na Sénégal di n'importe quoi ci secteur sanitaire bi te man li ma si jaaxal mooy gis nga bët bu rusul day toj jamais nga dégg ñu ne autorités yi directeur hôpital bi wala ministre bi démissionné na wala dara quoi ñaata pépin moo fi am ñaata antécédent sanitaire moo fi am si période bii nii ak ministre bi mais jamais nga dégg ñu ne nii non keroog Louga la moo fa xew Macky Sall moo jékki-jékki rek defar benn décret tëbal directeur bi mais et le ministre bi dem na fa ay élection ñu jàpp ko gañe ko ci localité am. ministre bi aussi am na si pas de. dafa war a tëb. Junior dafa war a gore tëb par noblesse par honneur da nga war a tëb. ministre de l'intérieur bi aussi moom it bu ñëwee di wax da nga yaakaar benn procureur bu la république mooy wax lan la wax président nee na ma il faut un audit benn audit bu xam nga wax benn manière boo xam ne xam nga audit après ñu auditer après ñu situer responsabilité yi après kii perd ana booy bébé yi dañuy ñëwaat. bébé yi dee nañ ba pare il faut qu'on anticipe dans ce pays gis nga dëkk bi ban problème la ñu am problème anticipation
benn affaire boo ko gisee muy ñëw da nga koy kar ko fii on n'anticipe pas fii on fait que parler booy Sénégal léegi gars yi fii ku si nekk da ngay régler sa li ngay régler quoi ba ci célébrité yi li ñu war a wax duñ ko wax Sénégal gars yi li ñu war a wax duñ ko wax politique la ñuy wax ay liste bii jaar na yoon jaaru yoon parité bi respecté wuñ ko Ousmane Sonko dafa waroon na nii na Ousmane Sonko jox cër Macky Sall na Macky Sall respecté peuple bi rek ngay dégg politique jeu de damier alors que yéen seen vie sont en danger yow li nga war a lekk quotidiennement sax instant yi nii am na ay problèmes yu fi am Sénégal denrée yi yëngal lépp a yokk malgré problème mu santé nga ma posé affaire bi bu continuer nii di nga gis ku bëgg a lekk fii xiif di nga gis xiif rey fi nit bu affaire bi continuer nii et puis c'est au niveau mondial mais nous on n'anticipe pas on n'anticipe sur rien on produit rien on fait que des pépins. mais léegi actuellement lan mooy solution bi ci cadre santé bi lañ nekk ba tey. solution bi mooy patriotisme quoi fii il faut gars yi am patriotisme santé du métier boo xam ne wutukaayu xaalis la mais métier la boo xam ne passion la il faut que sage-femme bi il faut que infirmière bi il faut que docteur bi am passion bi am humanisme si biir xolam xam nga waxirlu wax su àq si li muy def métier yooyu la mais ay ñii fii ay ñaan ay garab ay patient yuy génn xam nga ay dóor defal la ay ticket nekk ci biir hôpitaux yi di def ay affaire quoi Sénégal ñun ñëpp ay Sénégalais dañuy dem si hôpital yi xam nga yooyu moo fi war a fin gars yi fan lañ nekkoon bi lakk bi di am fan lañ nekkoon ak tamit structure bi boo dégloo xalif général des Tidianes je pense que daaw waxoon na si ne hôpital bi kat dafa war a jàll niveau 1 dem à un niveau 2 donc il te parle de réhabilitation il te parle de réforme il te parle d'avancée ci statut génie civil hôpital bi ci statut sanitaire hôpital bi parce que il te parle des conditions tey ñu ne 11 boy ñoo fa lakk dee nañ nii seen parents yi perte quoi léegi ñu fàtte problème mu Louga bi fàtte problème mu Daara Jolof bi fàtte problème mu Fatick léegi après ban hôpital waat la ñuy xaaraat beneen pépin sanitaire nous on n'anticipe pas booy nous bu dee ñun suñu personnel bi qualifié wul nañ leen former ñu recruter leen dans les règles de l'art bu dee ñun suñu ERP yi nga xam ne c'est au niveau sanitaire hôpitaux yeeg district de santé yi normalul nañ defar ay kayit ne kii kat amul certificat pour exploiter tel waruñu fa def lii nañ tëj yenn institut de santé booy dem ñu war la faj ñu lay rey ay incendie di la fa rey nañ ko tëj booy dee sax nga dee sa kër moo gën nga dem booy lakk booy imagine nga am doom tey ñu ne la dee na da doon lakk dem si guddi fële hôpital crèche bi. am na solo li nga wax li nga développé am na solo li moo tax may faral di ñëw ñuy waxtaan parce que li ngay wax dafay am solo waaye tamit nag dañuy dugg ci leneen loo xamante ni maanaam dëkk bi léegi bëri na ay rey fan yee passé récemment rek nga dégg femme boo xamante ne bi dañ ko jàpp rey ko ci noonu tey lan mooy solution bi ba yenn actes yi nga xamante ni nga am fi ci dëkk bi wàññi. waaw actes yooyu c'est des actes de barbarie yoo xam ne dafa ñaaw te benn bu ci nekk rek lan la mooy les épreuves de la vie quotidienne quoi koo ci wax mu ne la sama yaay damay wut lu ma ko jox sama papa suñu waa kër dañ war a lekk récemment bi xewoon Pikine booy bi lan lañ wax dafa waroon ngénte quoi kan moo ko yóbbee ban pression nga war a jot ba war a rey sa collègue de service actes yu ñaaw yooyu ak tout ce nombre de coups de couteau là xam nga pour lan ngénte ana ngénte li moom ngénte na xam nga après nga war a dem jeune dem tëdd ci kaso di xaar yenn saa yi nga romb fii ñu këf sa alal nga xam nga riposter ñu jël la jam la parce que Sénégal y a de l'impunité totale on punit pas da ngay gis benn boy agresseur bu la doon agressé daaw ren mu romb la di la sax saaga parce que lan dañ ko gracier manière bi ñuy gracier nit ñi war na am benn technique de filtre ñu xool kii ñuy gracier mooy kan lan la defoon fu mu jógee kañ la fi gëj ak ay yeneen mais boo gisee yooyu yëpp mu am mooy dëkk bi moo tànd ñan ñoo ko tànd politiciens yi ñoom dugal nañu ci benn chambre boo xam ne chambre xëccoo ay maa kii fii maa kii dafa bañ ma kii xam nga bu Sonko laalee Barthélemy bu kiiwee Macky xam nga yooyu la ñun monde boobu la ñu dugal xam nga léegi nag ñoom ñoo contrôler suñu suba ñoom ñooñ di xëccoo poste yi ci ay élection ñoom ñoo yor
suñuy responsabilité ñoom lañ dénk suñu dëkk léegi ñoom ñuy cooki seen biir ñoom bu dee dañuy cooki ñoom seen biir mais ñun dañuy cooki ci suuf mais dëgg la Junior ñun dañuy cooki ci suuf xam nga ay politiciens yoo xam mënuñu defar liste bu normal pour ñu dem élection ñooñu mënuñu defar plan mënuñu planifier vie wu nit ñi mënuñu planifier quotidien wu nit ñi déggoo ma de ku mënul defar ay liste pour dem élection normal respecter les règles paritaires ak yu demee noonu nguur gi tamit de son côté autorités yi nga xam ne ñoom la nguur gi yónni pour ñu gérer affaire bi mënuñu gérer affaire bi mais kooku mënul gérer sa sécurité mënul gérer sa quotidien mënul gérer sa dem mënul gérer sa dikk moo war a dëkk bi fépp a tàng rébellion révolte partout dëkk bi du koo fi romb sax xam nga par mégarde nii nga cof ko sax mu bëgg la génneel paaka pour rey la quoi. mais léegi lan mooy solution bi loolu lan mooy solution pour loolu wàññeeku fa wala mu jeex. solution bi daal ñaar yi la quoi mooy lan ñuy punir malgré ñun dunduñu charia dañ ne charia boo reyee ñu rey la mais boo reyee war nañ la teg loo xam ne boo génnee dootoo tal rey mais di nga tal yow noo dundee ak tamit ñu def nit ñi ci ñoom iman quoi chrétien bi gën a fonk Jésus Christ bi mu gëm jullit bi gën a fonk dox ci li Mohamed sallallahu alayhi wa sallam digle mais yooyu amu fi ñun on vit comme ku nekk ci benn jungle quoi xam nga dóor et puis nit ñi yemalewuñ leen booy nit ñi yemaluñ leen Sénégal nit ñi yemuñu ñun bu ñuy def ay examen wala ñuy def ay concours ñun yemuñu Junior da nga may gën a ay fop gën ma taqe fop gën ma mën li ñuy def bu ñu demee examen ñu téye la recalé la ci ay kenn xamul mafia bàyyi ma man ma jàll ñun kenn yemale ñun maag yow bu ñu jotee sax bu ñu demee si yoon dañu war a yemale quoi équité war a am yooyu amul fii moo tax nit ñi di yeewu di xoli seen xol yi di bon ñuy teg ay acte de barbarie xam nga faaxee xam nga banlieue bi ñu considérer leen ay blédards yenn boy ak yenn bon du ma ne bidonville sax mais yenn quartier Dakar yi ñu marginaliser leen assainissement bi ça fait défaut dëkkuwaay baaxul mais booy bu ñu ñëwee bu ñu gisee booy ci cité bi mais dañuy bëgg a jël liñ yor te loolu du kii bi quoi loolu du justificatif bi du motif bi tey benn booy bu génnee fële na la ci nu mu tuddati du ma ne sax favela mais ci bidonville bi dugg si cité bi rek amoon lu mu fiy dox génn gis benn xale bu ndaw bu 18 ans yor benn appareil yu high class wala dara mais sa moyen si li muy njëkk a nekk mooy ma jël ko mais sa moyen du dem si est-ce que du ma ko liggéey ji yow da ngay yor sa xaalis sax mais léegi nekkatoo sax si sécurité pour jënd sax lu baax loo dawal da ngay obligé di xam nga moto sax da nga koy jënd sax ñu bëgg la lekk bëgg ko jël waaw après yow sa waa gàll perte quoi et puis fii protection civile bi n'anticipe pas sur beaucoup de choses fii événement day am sax da ngay gis ni ñu war a ceinturer booy sax pour bu tasee sax ñu disperser leen accompagner nit ñi il n'anticipe pas seen yoon néew si porte bi lañuy gérer guichet bi ticketterie bi quoi après promoteur bi d'événement bi boo nee promoteur ñu yaakaar ne promoteur lamb rek mooy wax mais mun na nekk concert mun na nekk leneen après moo mi da koy def si poosam quoi mu jeex léegi ku dee si yoon bi wala ku gaañ si yoon bi s'en fiche. li nga wax am na solo xam naa ne waxtaan bi mënuñu maanaam li ñu cërale woon ci waxtu moom mooy jeex lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy président de la République du Sénégal mu jël ay responsabilités am quoi sunu autorités yi gérer wuñ dëkk bi booy seen bopp rek la ñuy gérer seen i problème bopp seen njaboot moo leen ñor mais leneen ñoru leen. mu delloo retourner leen à la raison quoi ñu gérer affaire yi ñu jéem a téye dëkk bi ku ci nekk jël sa responsabilité à la base moom mu bàyyi leen ak seen i responsabilité à la base gars yi jël ko gars yi mën a téye dëkk bi quoi parce que dëkk bi am na déséquilibre te on va vers des échéances électorales on va vers des élections waxuma yu juillet yi sax mais 2024 man loolu laay dénk président de la République di naanal ñëpp jàmm. Setsima TV. L'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV xibaar yu wér te wóor